ci ay yu baax borom bi nangul ñu ko ful ko daara ji nga xam ne dañ ko jëmbat fii te muy yar nit ñi ci li nga xam ne mënul ñàkk ci réew pour mu avancer te muy gëm sa bopp sukkandiku sa am-am daara ji yàlla barkeel ko yokk ko madame Ndiaye bi nga xam ne ko taxawee yàlla dolli ko kattan dolli ko wér ndongo yi yàlla barkeel leen li fi tànn yàlla barkeel kon ñu teewlu ñaan suñu borom loolu allahumma hdina fi man hadayt wa aafina fi man aafayt wa tawallana fi man tawallayt wa barik lana fi ma aatayt wa qina sharra ma qadayt fa innaka taqdi wa la yuqda alayk innahu la yadillu man walayt wa la ya'izzu man adayt تبارك ربنا وتعاليت ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن شاء الله كون يتعمل البروغرام دي إن شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم jeexal ko الحمد لله رب العالمين بسم الله. waaw ñu commencé nag. ñuy def élire le délégué le président des parents d'élèves ci quoi comme pour ma boobu la ñu xamante nga ñëw introduire ñu àndandoo di liggéey. ñu soxla sa soxna ñu amoon des problèmes ci une couturière bañ la ko waxee nga facilité ñu yoon wi ñu arrangé. li ñu am nag ci résultat mënuñu ko lim dafay je crois que suñu soxna si defal nañu loo xam ni ci barke maamam loolu rek moo ko moom rek moo ko moom def ndax ñi fi jaar bari na. ñi fi réussir bari na te ko ne ci loxoom ngay jaar te boo paree moo lay jox liggéey te accompagner bu mel noonu nag def naa ne jafe na jàngal la ba nga matal mu dugal na nga dem def stage ñu lay fay ñu koy accompagner di ko siiw defaluñ ko dara nag ndax booy wax dangay wax dëgg xamuñu luñ koy jox mais mun nañ ko accompagner fu mu nekk nag dañ ko fekkee lu ñuy wax ci boppam dinañ lu ñu mun dinañ ko ci def luñ ko mun jox ci lu baax nañ ko def. je crois que ça fait war a dépassé ci ndax heure bu ñu dajee ay cérémonie dinañ ne le club bu centre bi nañ ko ubbi les cartes de membres bu ñu koy jaay ndax moom lii moom amu ci dara te bu moment bi jotee mu sonn su ne mu dugg fa jëkkëram lu ne mu def ko pour rek bégal ñii bégal parents d'élèves yi bégal xale yi waaw mais pourquoi le club là mun exister te mun nañ ci am plus de 30 et quelques membres kii ñu fi doon jàngee ak ñu ma xam ne mag nañu am plus de centaines doo xam ne yoo xam ne ci lañ jàngee ba génne wax dëgg yàlla loolu bu ñu ko doon décorer sax at mu jot 1000 francs sax ça vaut le coup mais de grâce dimbali leen ñu ci idée boobu Ablaye Sène dimbali leen ñu ci problème boobu booboo dimbali leen ñu ci projet bi Omar Dieng dimbali leen ñu sa projet la mu existé ndax ñu mun ko nourrir ñu dimbali ko dimbali ñu soxla ci suñu bopp la ñuy dimbali ndax ñu ñëpp yi ñoo ko moom ñoo di doon dimbali si dañu prévoir ñooñu chaque année élèves yi nga xam ne dañuy ñëw di jàng bu ñuy déggee ba seen dañu dàq leen le projet di non projet ku fi dàqati na dem centre couture ba moo tax ku ñu dàq boo demee centre couture yi voie ba nga doon jaar koo mën tëdd fa jàll nga jaar waa bi jàll jam yàlla dimbali la kon yàlla na la yàlla fay yàlla na la yàlla fay ndax mais nag nii rek nga mën a mel ku limaamu lay samaam ñu boole laag surtout koo xam ne ci xeetu Sëñ Tuubaa la muy Serigne Ndiaye
sëriñ du sëriñ Touba lañ ko tuddee nga mel ni moom tamu baax accompagner la di la jàppale te amul ci benn réserve kon yàlla na leen yàlla fay yàlla leen yàlla suturaal yàlla na leen yàlla teral en tout cas defal ngeen waxee nag loo xam ne mënu leen ko fay ba ñuy faatu nag dañ leen koy tagge yàlla na leen yàlla fay daal te it ñi nga xam ne ñoom ngay rendre hommage tey soo da ngaa gore rek ñi defaluñ la dara lañ la defal yow yaa am sa jomu bopp sa fulay bopp ak sa am wëllëre waaw te ku amul wëllëre nag doo dugg àjjana ko dul fonk jarul ngay son doo dem àjjana moom nag ci la fa mu jógee tax dina mun a dimbali ngir yàlla dina mun a def sans intérêt dina mun a joxe yëppam ci alalam ci xol bu sedd ndax fa mu soqi koo tax su ko deful mooy na su ko nekkul waaye yàlla boo ko yàlla dimbalee ba loolu yëpp mu téye ko ci xolam jàpp ko kon yàlla ko yàlla gën a dimbali yàlla ko gën a yàlla yokk ñooñu nag ay suñu xarit lañu woon ñoo xam ne ay bàjjanu gox bi lañu ndax benn jaay bi nga xam ne mënuñ ko ay doomam a ngi nii toog te kat suñuy jigéen la ñi fi nekk ñëpp ñu waawaat naan ñëpp su loolu taxoon sax benn jaay tax ñun ñëpp ñu ñëw ndax jar nañ ko kon suñuy jigéen tuddee na ko suñu soxna muy jabari gendarmerie bi nga xam ne ñu nag moom ay ànd bu dégg bëccëg mais su ko kii jàppee wax dëgg yàlla moo baax waaye nag la ma jox ci départ ba rek moo ci ne rek ku mu jàpp rek dara tax ku mu jàpp natt na sa xol ba xam fa nga toll mu xol ba fa mu toll mu génne ci fa nga toll mu jàppale ci ngir yàlla ndax lii kat mënuñu ko fay gën a rendre hommage ay nit yoo xam ni xëy na buñ la defaree nit ñi yëguñu ko soo di soo ñoom nit ñi yëguñu ko yaa am sa xel bu baax ak sa lu rafet nga ni man tey ñii il faut ma sargal leen ngir yàlla ñaanal leen yàlla mais kenn mënu la ko fay yàlla la yàlla fay yàlla na yàlla teral sans plus tard dañu bàyyi sama waaye kay rek mu commencé sóobu ci liggéey bi ndax dafa xaw a yàgg kon ñu ngi gërëm ñëpp sant ñëpp di ñaan yàlla daal képp koo xam ne ñëw ko ci bis bi yàlla na la yàlla defal fatxu mubin ak fatxu rabbani ci ban bi. Alors donc nous donnons la parole aux représentants du ministère de la Santé et de l'Action sociale, Madame Sao. may leen ko loxo waay may leen ko loxo. De la Santé et de l'Action sociale. Alors. donc ñu ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp di am mbégte ak kontaante teew fii représenté suñu chef de service madame Diouf Adama Mal moo nekk service départemental de l'action sociale mais comme suñu beneen sœur mu ngi fii te ci zone am lañ nekk madame Khouma donc je laisse le soin à madame Khouma de venir représenter la direction merci beaucoup. Matula ku nekk ci turam ak santam di ko jox wàccuwaayam di ne bismillahi rahmaani rahim ñu jeexal itam ci alhamdulilahi rabbil alamin di gërëm teewaay bi nga xamante ne tey moom moo ñu fi taxa teew di gërëm madame Ndiaye bi nga xamante ne mooy directrice Centre Sëñ Fallou nga xamante ne tey jii nekkatul koo xamante ne ku ñuy présenté la ci sociale madame Ndiaye bu ñuy wax ci moom sunu yaram day xaw a daw ndax c'est une brave femme c'est une femme boo xamante ne dañ ko fekk ci li muy liggéey muy social bi nga xam ne moom la ko defal ci département Guédiawaye plus particulièrement ci commune Wakhinane ñun ñu ñëw en tant que service technique gis liggéeyam bu rafet bi nga xamante ne mi ngi koy liggéey ci gox bi di jàppale xale yi jigéen ñi ci wàllu social ak wàllu développement moo tax ñun en tant que service technique ñu ne ñëw dañ koy ñëw taxawal jàppale ko sunu collaboration nag ak Centre Sëñ Fallou commencé wul tey commencé na depuis pratiquement mën nañu wax plus de 15 ans ndax madame Ndiaye ak madame Diouf Adama Mal bi nga xamante ne mooy suñu kilifa également sur le plan départemental yàgg nañu liggéey ci wàllu collaboration pour xale yi nga xamante ne dañ nekk en déperdition scolaire wala en décrochage scolaire ñëw tey jii toog ba nga xam ne tey jii fi mu ne ñu ngi leen di sargal donc ñun loolu détermination bi mu am engagement bu mu am en tant que femme en tant que leader bi nga xamante ne nekk na ko ci Guédiawaye loolu moo ñu may ñun fit ak pas-pas dinañ ko gunge jàppale ko ci lépp li nga xamante ne mu ngi koy taxawal ci gox gi. ba tax na suñu collaboration en tant que service nekk na ci bi nga xamante ne taxawal na
li nga xam ne mooy le centre social Sëñ Fallou ñun le ministère de la santé et de l'action sociale ne dañ koy jàppale chaque année pratiquement dinañ ko gunge ci wàllu 10 à 30 xale yi nga xamante ne dañ koy dimbali ci wàllu bourse sociale. bourse sociale yooyu lu ñu ciy permettre mooy xale yi nga xam ne amuñu moyen au niveau ci gox bi pour mën a dem ñu mën leen a jàppale taxawu leen une partie le ministère di ko jël en charge une autre partie xale yi tamit di ci def seen wàll. man nag madame Khouma Anta Ndiaye man directrice la du centre de promotion et de réinsertion sociale fii ci Wakhinane man maa yor arrondissement bi nga xamante ne mooy Wakhinane Médina Gounass bokk ci man Ndiarème Limamoulaye bokk ci man commune Wakhinane effectivement bokk ci man mu nekk un service déconcentré effectivement du ministère de la santé et de l'action sociale mais nekk un service de proximité maanaam nekk service bi nga xamante ne tey jii ñooy lëkkaloo ak population bi pour affaire développement bi kon tey sama teewaay bi double casquette la casquette ci département bi action sociale mais casquette également nekk un centre de proximité au niveau de Wakhinane Nimzatt di gërëm encore au nom de toute l'action sociale par rapport ak action yi nga xamante ne madame Ndiaye def na ko pour insérer les filles yi nga xamante ne dañu nekk en difficulté ndax jigéen ku ko yar jox ko éducation de base maay mi nga xam nga outillé ko pour mu am mën-mën am xam-xam defal nga société ndax ñu ñooy société te société bi mooy jigéen ñu ñooy pilier mu ñooy base kon moom bokk na ci nga xam ne dañuy construire Guédiawaye ndax ñu ngi dimbali ay jigéen yoo xam ne bu ëllëgee ñoom ñooy yar ñooy aar ñooy yiir kon madame Ndiaye ñu ngi lay jërëjëfal di la wax jaaraama di la gën a dolli encore courage ak détermination di la wax ne que centre banque sa wet dañ la jàppale duñ la bàyyi te wax dëgg-dëgg action sociale mi ngi lay gërëm di la sant ci li nga xamante ne mooy moom ngay def comme action ci Guédiawaye je vous remercie jërëjëf. Merci beaucoup madame. Merci beaucoup. Néanmoins je te le concède, tu es un grand frère. maa ngi nuyu ñi fi teew yëpp kilifa yi fi teew yëpp mënuma lim kenn mais je vous dis juste que c'est une fierté partager ce plateau ak yéen. C'est une fierté aussi ñëw fii si bés madame Ndiaye bi parce que madame Ndiaye relation yi dañu sore je pense que quand je vais parler de mon épouse dinaa dellu si rapport yooyu et di remercier aussi délégué monsieur Tonton Diop di remercier kilifa yi fi nekk yëpp ak ñi fi teewal sëriñ bi di leen yóbbante ngeen wax sëriñ bi mu ñaanal ñu ñaanal Guédiawaye ndaxte ay ñaanam dafa baax si gox bi baax si Guédiawaye baax si Sénégal. En fait, mairie, comme Nico Badou waxee tout à l'heure, la mairie, xawma exactement rôle bi mu joué ak madame Ndiaye par rapport au centre, mais li ma mën a wax rek mooy que le maire Racine Talla est quelqu'un moo xam ne éducation daf ko ñor. L'éducation des jeunes filles en particulier. Donc suñu nekkee ci événement yu mel nii yàlla def ñu war a waxoon la mairie c'est juste sur ñaax madame Ndiaye. mu rapproché de plus des services de la mairie su dee rapprochement bi saxul mais mu jege mairie bi à travers nos personnes à travers d'autres personnes yu fi nekk pour que mairie gën ci dugal loxoom je sais que xëy na mairie dugal na ci loxoom je suis pas trop informé mais lu wóor mooy mairie dafa war a gën a defaat parce qu'on ne peut pas développer un pays, on ne peut pas développer un quartier sans instruction, sans éducation. Te li ngay def c'est formidable. Ñun ñi nekk dans le milieu de l'emploi, c'est tellement grand. Délégué de quartier mu ngi nii, il peut le témoigner. l'ASN mu ngi fële ñoom ñëpp. C'est des gens qui peuvent témoigner de l'engagement yi nga am si doomu Guédiawaye. Et une mairie, c'est quoi? C'est la proximité d'abord. Su des maires gis na kuy defar goxam daf ko war a jege kiy defar gox bi aussi dafa war a xam am la relation avec la mairie pour que vraiment ça yu soxla mairie mën a taxaw et nous vous disons que on vous tend la main, on est à votre disposition. Moi je suis rentré au Sénégal en 95 depuis boobu ba léegi je pense avoir connu cette dame là dans ce secteur, dans la cuisine, dans la préparation, dans beaucoup de choses. Loolu moo indi sa relation avec mon épouse et vraiment ça je tiens à vous dire que on est très fiers de toi et continuez de liggéey noonu ak monsieur Ndiaye, il paraît qu'il est là aussi et je connaissais pas donc di leen rek continuer comme ça, on est assez disponible en tout cas, on est assez disponible. Tey cérémonie bi c'est particulier, on n'a pas beaucoup de mots mais
on est assez disponible par rapport à l'up li ngay def sur Guédiawaye. Et je vous remercie au nom de la mairie. Merci. Voilà, donc nous remettons la parole au directeur de l'école 23B, M. Ndiaye. M. Ndiaye, parce que qui c'est mon jeune frère. Qui c'est quelqu'un de particulier au plan comportemental. bi mu nekkee Xalima Jaxate Kala yor na sama doom bu jigéen ba mu jàngal mais maag moom daan nañ bokk ci kàddu yu bare nuyu leen ko kii moom vraiment moom dañ koy bàgg yàlla moom c'est quelqu'un qui est très social wax dëgg yàlla. di nuyu ñi fi teew ñëpp ku ci nekk turam ak santam donc di tàmbalee nuyoo bi sunu kilifa yi fi teew donc di leen wax bismillah donc di nuyu di tàmbalee nuyoo bi madame Saw parce que dañuy topp hiérarchie rek moom fi teewal service départemental action sociale teg ci madame Khouma bi nekk CPRS donc di nuyu chef de quartier yi vraiment di nuyu madame Ndiaye di nuyu élèves yi di nuyu ñëpp voilà di leen wax vraiment kontaan nañu trop ci teew ci bis bi voilà donc man maay directeur école 23 nekk dëkkandoo madame Ndiaye donc ñu bokk li ñuy def ndax dafay def social may def social donc ma yor école inclusive donc di fa dajale ay xale yoo xam ne amuñu benn laago comme aussi dafa dajale ay xale yoo xam ne dañu am laago ay silmaxa ay albinos ay handicapé moteur donc mu ciy jàpp trop yërëm xale yi bëgg leen des fois ma toog ba xale yi génn dem centre ba ndeke moo leen invité ndekki wala añ comme vraiment kii nitu kese la donc vraiment madame Ndiaye li ngay def yàlla na la yàlla taxaw yàlla na la yàlla jàppale nit ku am njëriñ nga ci askan wi donc yàlla na la yàlla yokk di gërëm tamit chef de quartier yi nga xam ne muy Mamadou Diop ak Ablaye Sène vraiment jàppale nañ ko nee nañ nit su dëgëree c'est parce que fa mu wéeru mu am solo donc c'est des chefs de quartier yoo xam ne xam nañ seen rôle xam nañ seen devoir kon foofu tamit ma ciy lancer appel la mairie parce que ñii seen démembrement lañ bokk vraiment ngeen jàppale centre bi centre bu ñu war a jàppale la donc di remercier ces filles là vraiment ci tey ni ñu leen def nii soo leen xoolee xam ne on les a insérés man amoon naa ci kaaw élève muy Kanku vraiment c'est une fierté tey mi ngi centre Albert Royer di liggéey donc di gagner sa vie grâce à madame Ndiaye donc vraiment loolu lu ma bëggoon wax la waaw di ñaax parents yi rek ngeen gën a jàppale xale yi lenn rek laa fi xaw a kii muy gisuma fi góor te dafa am ay góor waaw donc c'est important voilà donc parents yi muy góor muy jigéen ñëpp centre ba mën nañ faa nekk waaw parce que ci lañ toll ñu ci bàyyi xale yi ci mbedd mi dañ leen toll pour insérer leen jox leen métier ñu mën a jëriñ seen réew. mbooloo mi dafa am suñu kilifa nag muy soog a agsi doomu sëñ Fall muy sëñ Cheikh Oumy muy soog a agsi nii soxna Mareetu Thiaw tax mu jóg jërëjëf sëñ bi Mbàkke bismillah.
nag kàddu remerciement la mais damay dooree ci nuyoo sunu autorité religieuse yi di nuyu sunu autorité étatique yi di nuyu képp koo xam ne rekk collègue am nga di nuyu képp koo xam ni parrain nga di nuyu képp koo xam ni parent nga di nuyu képp koo xam ni étudiante nga ci centre bi di leen wax ni El Hadj Thierno Ndiaye mi ngi leen di sant di leen gërëm lépp lu baax loo leen wax ci moom ci yéen la ko gisee àdduna nag li tax nit ñëpp nekk benn social rek moo ko lal xëy na li jarbaatam wax bii wax dëgg la social moom moo tax ñu xamante social ci laa ko nawee social moo tax suñu borom bi dogal sama digganteeg moom mais di sant bu baax suñu borom bi ma booleeg moom ndaxte bokk na ci jikko yoo xam ne dañ koy nawee ci yonent bi mooy nit koo xam ni soo gisee sa moroomu jullit dimbali ko nit koo xam ni bëggoo kenn ko am lu ko naqadi nit koo xam ni yaakaar nga ni ñëpp dañoo war a nekk au même pied d'égalité naam dëgg la mënul nekk ndaxte jamono dafa doxee noo xam ni dañoo mel na comme sunu baaraam yi ni ñu mel tolloowuñu waaye ku ci nekk bu dawalee compréhension et complémentarité dañuy nekk ci société boo xam ni ku ci nekk sa image moom ngay gis ci sa nawle di sant di gërëm éducateurs spécialisés yi au fait bu ñu santee gërëm le corps professoral sanitaire ñii dañuy liggéey bu mucc ayib dans l'ombre dañuy defar ay kër dañuy jubbanti ay xale au fait le fondement de l'avenir de demain ñoom ñooy ñi nga xam ne ñooy jaxase ciment bi nga xam ne ñooy def fondement bi man dama leen naw ndaxte bi may xamanteeg maam Thierno c'était dans le cadre du travail on avait fait venir des éducateurs des stagiaires qui venaient de Grenoble j'ai travaillé avec eux ma gis ni dañuy abattre un travail extraordinaire mais qui reste à être vulgarisé li ngeen di liggéey dafa nekk fondement wu équilibre social bu sunu Sénégal bi sans ñoom sans yéen seen liggéey bu mucc ayib bi le développement économique et social qu'on parle du Sénégal ne peut s'asseoir dans un socle vraiment solide di leen wax ni maam Thierno mi ngi leen di gërëm di leen sant di ñaan rek comme niñ ko ñaanee leen ko ñaanal muy ni ñay danga ko am na yaram ba pare danga koy ñaanal gudd fan maam Thierno mi ngi leen di delloo ñaan boobu di beral ngërëm jigéenam xaritam jarbaatam partenaire mais muy ko goree parce que gor mooy xam ne moo xam ne du fàtte loo ko defal lu mu tuuti da koy téye ba àlla pulli yàlla moo xam bi ñuy xamante moom xamul ni man soxna maam Thierno la waaye moom bi mu dikkee ci man ni mu waxee ci man ba wax ma ci li muy yëngu ci laa ko nawee donc xamal ni maam Thierno mi ngi lay gërëm mi ngi lay sant te nga xam ni tey la gën a téye ndaxte moom ku yëngu ci social yi rek dafa mel na moom nga koy defal yéen it yal na yàlla defaral leen yal na yàlla yokkal leen ba ngeen yëg ko loo leen bëgg yal na ko suñu borom bi def xale yi nga xam ni yéen a ngi leen di iir yal na doon loo xam ne vraiment ñoom dañuy doon ay relais yoo xam ne ñooy indi seeni ay yeneeni moroom wan leen yoon bi ba ñu xam parce que aujourd'hui on parle de l'entrepreneuriat féminin de l'automatisation féminine donc gëm sa bopp il faut que xale yi xam ne ñoom il faut que ñu nekk benn gëm seen bopp defar des projets pourquoi pas et par rapport à ça nit ñi mën leen a jàppale ñu gëm seen bopp dem te dañuy dem avec vos soutiens maa ngi sant di gërëm ñëpp. bu nekk yaakaar naa foofu nga ko war a wane kon dundug nit ci àddina
mooy fexe ba samp fi dara di ca dox di ca wamat ay nit ba mën ko jariñoo loolu moo am solo ci dundu nit di ñaax ñi nga xam ne ñoo nekk ci bopp réew mi ak boppi gox yi ñuy jàppale ñi nga xam ne ñoo nekk ci gox bi tey yëngu ci li nga xam ne mooy soqali gox bi mooy jàngal nit ñi liggéey teg nit ñi ci yoon woo xam ne dinañ ci mën a am njariñ mën ca jariñ Sénégal ndax loolu su amul daanaka njiit yi fi nekk dootul am njariñ ci dëkk bi njiit boo xam ne daanaka sa bopp ak sa njabootu bopp ak ñu lay tàccu rek ngay dimbale wala jooju ngay amal solo loolu soxlaatuñ ko ci dëkk bi dañoo bëgg nit ñi nga xam ne ñoo nekk ci kanam yor sunuy mbir nga xam ne ñoo yor sunuy mbir ñoom lañ jëbal sunu lépp doyloo leen amoon yaakaar di am yaakaar ci ñoom yaakaar bi ñuy am ci ñoom nan koy fexe di matal donte yàlla mën a matal lépp wante ñu ciy jéem seen këm lay kattan wante suy doxee nii tamit daanaka duñ dem fenn ndax am réew moom mënta dem fenn te ñu fi jiital jëm ñu ko yóbbu fenn ñi ci jiitu ñoo war di dox di wammat ñi nekk seen ginnaaw ngir réew mi mën a dox wante su fekkee ñi fi jiitu doxuñu nekk ci ay yu ko xamut yoo xam ne ay coow yu bari lay indi ay wax yu bari loolu yorut am réew li ko yor mooy dëggu ak dëggal ak jub ak jubal ak ñi nga xam ne yàlla moo la booleeg ñoom ñu jàppale la ba nga taxaw réew moomu da nga ko war a delloo jukkal pour su ëllëgee soo fi jógee ndax nguur gu dul nguuru suñu borom day jeex nguur suñu borom rek moo dul jeex su ko defee yéen ñi jiitu ngeen xam ne seeni jamono day jàll yeneen jamono yi ñëw kenn ku ne war nga bëgg sa jamono nga def ca way woo xam ne su ëllëgee danaa xam ne kat yow mii kat mas nga fay jaar def nga lu fu baax wax nga fi lu bu baax teg nga nañ ko ci yoon wu jubal nga bu ko ñëw mën a raw ci yow waaye su fekkee ñi fi jaar ñëpp nii la ñuy doxee liñ gis fii ci dëkk bi baaxul jëmul kër te jëmul réew mi fenn kon nit ñi dañu war a xamal seen bopp xool fi ñuy teg xool ñi ñuy teg seen kanam ba xam ne ñu ngi lii def seen bëgg-bëgg wala déet parce que ñoom yilifuñu dëkk bi ci kaw ñoo fi gën wala ñoo fi mën wala ñoo fi gën a dara dañ leen a doyloo rek ñu yëngu ci laaju réew ñu leen jox leen réew wante nekku na ñoo gën nit ñi wala ñoo leen gën dara gënuñu leen dara yàlla moo dogal loolu rek yàlla moo dogal nit mënta loo gis lu nekk day am njiit ñu ko jiite julli sax dafa am ñu koy jiite lépp loo gis lu ne dafa am ay njiit nag taxul na yaa gën wala yaa mën wala yaa mën leen na yàlla koy dogal ci nit rek kon nag su ko yàlla dogal ci doon da nga war dolloon ci koy yàlla suñu borom mi lay jiital di jub teg nit ñi ci yoon dimbale leen nit ñi sonn nañ trop ku ko wax ak ku ko waxut nit ñi kenn amu ci lu la neex nit ñi sonn na kuy jàngal liggéey da ngay jàngal liggéey ba mën liggéey doo am foo liggéey kon loolu bañ jàng boobu la lay mujj lan fan lay jëm amul njariñ su fekkee da ngay jàng maanaam ci wàllu jàng wu nekk da ngay jàng am ay diplôme mais doo am foo liggéeyee kon loolu lan lay jariñ jàngkat yi jàngatuñu kenn jàngkat defut dara loolu amul njariñ nit ñi ñoo war a xam leen tax a jóg xam fi ñu bëgg a dem ab gox mënu fee nekk di liggéey boobu ba léegi te mënoo am benn revenu ci da ngay liggéey kenn jàppale la wala yaay sa propre moyen bopp ngay doxee ci lu total loo xam ne da ngay jàng loolu am solo loolu taxul kenn ni si day mujj ñëpp bàyyi seen loxo kenn ku ne dem toogee parce que loolay def te amoo ci njariñ su yàggee da ngay mujj découragé nan góorgóorlu ci jàppale ñi nga xam ne ñooy jéem a liggéey ñu am liggéey ñu jàppale leen si li ñuy def ndax loolu mooy tax Sénégal dem Sénégal nag li ñuy wax naan benn bopp la kenn mënu ko xar ñaar mais ñu fi nekk dañu ko xar fukk waxuma ñaar benn fukk lañ ko def te loolu amul njariñ Sénégal la ñu ñëpp ñoo ko bokk ñi fi liggéey ñi fi nekk ñoo amul kenn koo xam ne
instant yi ñu nekk sa xol neex na parce que li fiy dégg ak li fiy gis dara baaxu ci su jëmee kanam waxuma la Rwanda wante bu ñooy raw Rwanda sax nag waaw nan tegg nañu jiitu nañ jub ñi jiitu mun ñoo dëng ba pare bëgg a jubal nit ñi nekk seen ginnaaw il faut ñuy jiitu ñooy jub mën a jubal ñi jëf ci torop seen ginnaaw nan seetal seen bopp xool seen diggante seen borom xam ne la àddina lépp loo ay nettali la lépp luy jeex lay doon wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu jërëjëf. jërëjëf. def na mu doon taalibe sëñ Touba mais bi mu génnee àddina armeelu Pikine yi lañ ko yóbbu kon dañ koy ñaanal yàlla na ko yàlla xare àjjana. Mendy Charles Mendy mi sëñ Mansour Sy moom rek la gëmoon da daan jóg dem Tiwaawan dem ziyaare ji sëñ Mansour ma ne ko nag dañ maa wax mais dama ne leen feebaroo dara jotu la commencé di jóg yàlla na la yàlla fay mais di gërëm sa jëkkër sama seex la ndax ñoo demandoo Makka Serigne Ndiaye dama koy ñaanal yàlla xam naa ne Ndiaye la sant mais xam naa ne ku bëgg cere la ndax man damay jékki ba mu yàgg rek ma gis Aminta Mbay ëmb benn bool ma ne ko waaw foo jëm mu ne ma Serigne Ndiaye yaay yóbbul cere ji ma ne ko waaw yow kon Serigne Ndiaye nga yóbbu mu ne ma ne ko demal te ñëw kon xam naa ne Serigne Ndiaye moom ku bëgg cere la mais gis ngeen mareetu li ngeen wax fii yëpp dafa mel ni benn livre boo ñëw nga teg ko sama wet bañ koy jëlee centre sauvegarde di ko indi fii balaa ñuy gërëm Ndiaye directeur bi dañuy gërëm Mbaye Ndiaye gaynde dañuy gërëm Mbaye Ndiaye bu mareetu nekkee ci école bi tey ñun ñi ko fi indi muy projet 1176 Mbaye Ndiaye moo jëkk a volontaire dagg école bi demandé wul inspection demandé wul dara moo dagg école bi ne lii jël leen ko ñu door a dem lijjanti ji mbiru mareetu dem ca Cerno toog wax ak moom booba temps moom mii mu ngi dëkk Bagdad tëli bu xonq li may wax dama ko xam bu baax mu ngi dëkk tëli bu xonq waaw bi ñu ñëwee wax ak moom pour transférer ko indi ko 1176 mais rëccu wuñu luñ ko doon indee 1176 dañu wax ne am na ñuy liggéey Roi Baudouin mais formé na ñi nga xam ne ci Viviane Wade lañ doon liggéey di ko toggal mareetu li mu formé bëri na jàmbaar a ngi nii toog ñun nag dañu nekk ay délégué de quartier yu mel nii li ñu bëgg mooy maire bi fi toog malgré que Racine Talla am na lu mu fi def am na lu mu def ci dëkk bi mais li ñu bëgg école yu mel nii ñu dagal ko ay terrain sénateur yaa ngi koy dégg message bi na egg armeel yaa ngi ci ginnaaw boo génnee nii ñu ngi koy waaj a ubbi armeelu catholique yaa ngi nii ci ginnaaw armeelu musulman yi ñu ngi nii ci ginnaaw te loolu rek lañ doon souhaité puisque ñun ak moom ñoo dëkk kenn ku ci nekk ci yéen bi nga juddoo nodd nañ ci ndejoor bi la xam ci nopp càmmoñ bi tudde la tur aj julli ba nag kon lii ñun ñoo dëkk ak moom te lii dañ ko war a am Guédiawaye daf ko war a am te dafa war a am yeneen ak yeneen puisque kenn ku ci nekk da ngay souhaité ne doo fi dëkk toujours da ngay génn àddina kon ñu gërëm la maire Racine bi mu joxe fii ñu ubbi ko ay armeel defar ko ay armeelu chrétien def ci ay armeelu musulman ñu war ko ubbi jafewul kon ñu ngi souhaité madame Ndiaye ñu ngi lay ñaanal yàlla yàlla na la yàlla jàppale gis nañu li nga def man sama famille kenn ku ci nekk su la toggalee da ngay lekk mais doo suur ndax neexaay puisque ñëpp sama njaboot yëpp dañoo jaar ci yow mais nag parents yi yéen laay waxal nag kenn ku ci nekk da nga génne sa loxo ci sa njaboot léegi ci période bi ñu toll nii kenn ku ci nekk da nga nekk sa njaboot ci sa biir kër muy def lu ko neex di sol bu ko neex ñu toog di leen seetaan njaboot yi ci kër la ñuy génne njaboot yi ku ci jàngul école da nga war a dem dugg ci centre de formation yi nga dem liggéeyi mais kenn ku ci nekk da nga naan sama doom lu ko neex na def parents yi am nañ ci part de responsabilité
parents yi nañu xoolaat njaboot gi, parents yi nañu yeddaat njaboot gi, parents yi nañu yeddaat njaboot gi. lu mel ni Mareto ngi fi tey centre bi lii mu formé tey am na ay xale yu jigéen yu ci bëri ñu ngi taxawaalu, am na xale yu góor yu bëri ñu ngi taxawaalu defuñu dara. man mii atelier menuiserie laa yor te dama liggéey ba retraité ñëw toog bañ a toog ñëw ubbi sama atelier menuiserie tey ñi ma jàngal métier tey takkal naa leen soxna ba tey ubbi nañu seen atelier bopp. mais xale yi léegi jàngatuñu métier koo ci yore ñaari fan ñetti fan boo ko joxul xaalis dem na yoonam. loolu nag parents yi am nañ ci part de responsabilité kon ñu ngi ñaan Mareto li mu nekk nañ ko jàppale ci li muy def, nañ ko jàppale ci li mu nekk, nañ ko wutal terrain, nañu xar suñu tànk tubay wutal ko terrain bi nga xam ne moom mii fa lay nekk dootu ko xëccoog kenn. monsieur Ndiaye ñu ngi lay gërëm bu baax gis nañ sa taxawaay. anbiyaa wal mursaliin ñoo nuyu mbokk yi fi teew yëpp ñuy jullit ak ñu dul jullit di leen baalu xaq bu baax di leen baal xaq di sant yàlla di yëkkati kàddu yu bàyyeekoo ci Seydina Mukarram Sëñ Aydara Mbàkke ñaan sunu borom yàggal taxawaayam te wéral ko moom moo waroon a teew fii ndax digganteem ak soxna Mariétou Thiaw mi di madame Ndiaye waaye ku ne xam na ne kenn ci mbokki taalibe yi moo am xew ba Cees mu teew ca. soxna Mariétou li muy def dafa am solo ba nga xam ne dañ ko war a jàppale bu baax a baax a baax kon war a jàppale la. sëñ Basiiru wax na ko sànq sëñ bi doon wax léegi it wax na ko jàppale gi dafa war nekkatul sunna waaye farata la ndax ñi fi jël kàddu ñëpp wax nan jafe-jafe yi muy daj ku ne xam na ne njàngale jafe-jafe yi ci nekk ñàkk moyen yi ngay ñàkk moyen ci taxawu ndaw ñi ndax directeur wax na ko sànq xale yi waratul rek bu ñëwee ci école bi ba CM2 jàllu na rek ñu bàyyi leen ñu dem jànkoonte ak àdduna waaye bu ñëwee ba CM2 war nañ ko boole ci programme yi nga xam ne bu ñëwee ba CM2 ñenn ñi jàll dem def entrée en sixième ñi mënta jàll ñu téye leen jox leen soxna Mariétou mais ci soxna yi ñu mu formé leen bu leen formé bu ñu génnee dañuy mën dara bu ñu mënee dara mën a jariñ seen bopp jariñ seen i mbokk ci góor ak ci jigéen nga xam ne kon ni ko directeur Ndiaye waxee sànq ci góor ñi ak ci jigéen ñi waaye soxna Mariétou fi mu toll nii lim yor mënu ci boole ay góor ak jigéen ndax lim yor yaatuwut kon représentant maire bi teew na fii kon loolu dañ lay wax ne la loolu exigence lay doon sax boo xam ne dañ koy wax maire bi nga xam ne moom mooy maireu gox bii na jàppale soxna Mariétou Thiaw mii jox ko barab boo xam ne nii dina gën a yaatu ngir li monsieur Ndiaye wax sànq nga xam ne dina fa mën a sax boole góor ñi di fa jàng jigéen ñi di fa jàng Serigne Touba nag danaan wax fu ne boole ay góor ak jigéen nañ leen ber góor ñi féete ne jigéen ñi féete na le te loolu barab bii mu yor nii góor ak jigéen mën na faa nekk ndax dafa xat kon monsieur le maire xaw ma kan la ci ki fi nekkul ne moom la ñuy jàppale waaye seeni ndaw réew la ñuy jàppale seeni ndaw yi gox la ñuy jàppale ndax bu ne jàppale dafay mel ni moom jëmmam la ñuy jàppale waaye moom fi mu toll mi ngi jóg di contribuer ci développement réew mi jaarale ko ci ndaw ñi rawatina jigéen ñi te Serigne Aydara Mbacke dafa faral di wax ne ku bëgg a defar àdduna bul sonn demal defari jigéen ñi ndax al ummu madrasatu jigéen mooy école bi njëkk seede lañ ci yemul ci fonk Serigne Aydara Mbacke waaye da koo fonk ba fonk njabootam ñun ñii ñuy woowee ay lieutenant Serigne Aydara Mbacke ñu ay jëwriñam lu nekk mu ñëw ci yenn saay sax ci yi nga xam ne nii tout tànkee dañ koy defar yenn saay mu defar ci sax woo Seex Serigne Aydara Mbacke jox na ci te loolu muy nekk lu rëy ci ñun kon ñu ngi lay sant ci lool di ñaan sunu borom sàmm la làq la fu yàq àggul guddal sa fan te wéral la te lii nga xam ne yaa ngi koy def ci ndaw ñi sunu borom may la kattan ba nga def ko te àggale ko ak sa sago di sant baax ci rendre bi mu rendre hommage ñii nga xam ne nii dañ fee bàyyeekoo rawatina Serigne Abbas Mbacke bi nga xam ne nii doomi maam Thierno borom Daaru Moxti la woon nekkoon xalifa borom Daaru Moxti ñu ñaan sunu borom yokk ay leeram te tas nu si barkeem kon soxna si ñu ngi lay sant baax di la gërëm lii alxuraan di wax waaful bil ahdi inna ahda kaana mas'uula yaa ngi ci loolu muy kóllëre
kon nag ku fonk kóllëre nga ñu ngi lay sant baax di la gërëm sànq bi sa maanaam ki la jàngal bi ngay nekk primaire loolu rek doy na ci kóllëre ki nga xam ne bi ngay jàng primaire moo lay jàngal tey ji mu teew fii loolu rek doy na ci sàmm kóllëre kon ne ñu ngi ñaan képp ku teew fii suñu borom guddal sa fan te wéral la sàmm la làq la fu yàq agul barke borom Daaru Muxti asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu. sëñ Cheikh sëñ Amdi Fall ñu toog jotaayu Cheikh Ibrahima Fall joxal ma ko mbooleem njabootu yoon moom gépp rek. ma ko wooyee wax naa ko sëriñ bi ne ko centre bi Cheikh Mouhamadoul Fadal lañ ko tuddee kon nag loola moo tax ñu sol sunu dal jóge Touba tey dañoo xaw a naaje ne waroon dañoo teel a egg sax waaye dañoo xaw a ñëw bu ñu ñëwee jaar kër gi man maa ngi dëkk fii Pikine ci boori arène bi sama kër fi la ne ma jaar fa doon waaj ba noppi doo ko dikk kon soxna si Mariétou ñu ngi lay ziar te di la xamal ni sëñ bi yëg na bis bi xolom sedd na ci guy mi ngi ñaan ci barkeb mag ñi yàlla na ci yàlla dugal loxoom li ci des nag mooy ñi nga xam ne yàlla dogal te yàlla dogal nañu yor réew mi ndax bu sëriñ bi jàllee mag ñi jàll ñu yor réew mee ci topp ñu yor réew mi nag la ci des mooy ñu ñaan leen rek ñu jàpp gën cee jàpp ndax it abal nit ki wutal ko fu mu nekk gën te loolu mënut a ñàkk. yéen ñëpp ngeen ñëw fii sëñ Fallou ngi nii toog mu def ñaanu xaas si. soxna may mun a kaay nii xaaral tuuti mère may mun a da ngay gaaw kii mooy soxna Thierno Ndiaye directeur Centre Sauvegarde waaw. dañuy wan sëñ
collègue am di sant it sama kii lay toog ndax moom day yaayi njaboot dafa boot ñëpp boot na silmaxa boot na kuy gis na boot na kuy dox boot na ko mënul dox ñu ko ci sant bu baax a baax mu nekk nit koo xam ne nii tamit nag daf ñuy teg ci yoon rek lim ñuy njëkk a wax buñ ko gisee ci école bi mooy ndax julli ngeen ndax àddina boo si nekkee da ngay jiital nit ci yoonu yàlla ba pare te moom tamit jiital nañu si loolu lu ñu wax tamit dafa bëgg rek ñu jaar ci yoon bu baax teg suñu tànk fi mu teg tànkam ñu koy sant bu baax dina kaf ak ñun dina réew ak ñun wante nag bu éduqué jotee daf ñuy éduqué teg ñu ci yoonu leer nañ ku mer yaa xam ku merut yaa xam waaye l'essentiel daal dina la teg ci yoon bi nga war a teg ñu koy sant bu baax di ko ziyaare bu baax man nag dama nekkoon ci beneen groupe bu ñu doon wax bokk jom pas-pas ci limaamu njaareem limaamu laay sama benn naataango ñu doon fa jàngi bi ñu fay jàngi tamit moo doon nañ 30 personnes ci biir 30 personnes yooyu tamit da daan xool di jàng nit ki ba xam ban genre nit la bi mu ñu jàngee ñun ñëpp nag daf ma ci sympathie daal di muy jëlal boppam nit nag su ma defalee teraanga ba ay mbokkam taxaw te waxoo ko bu lim ay noonam na la si boole. asalaamaaleykum wa rahmatullah maa ngi nuyu ñëpp ci seen sant di nuyu les autorités yi fi ñëwoon di nuyu samay dëkkandoo di nuyu samay mbokk di gërëm sama borom kër ak ay xaritam di gërëm sama ñaari waajur sama wax sax du bari parce que je suis trop émotive. di remercier les invités di remercier aussi les délégués de quartier de Wakhinane Nimzatt di remercier le ministère de l'action sociale di remercier les CPRS de Keur Massar de Wakhinane Nimzatt de Rufisque di nuyu aussi di gërëm les partenaires universitaires les maisons partenaires di nuyu les parrains di leen sant di leen gërëm di gërëm aussi Thierno Ndiaye xaaruñu woon ci dara Thierno bu ma taxawalee lii tey moom la parce que moo ma jëlee sauvegarde dama fa daan joxe ay cours mu indi ma projet 1176 appuyé ma di ma jàppale ba tey jii donc loo gis am na lu ko waral ba tax na dama ciy jéggalu ñëpp Wakhinane bii bu ngeen ma téyee dem taxul parce que dinaa toog 1 mois du ma ci dem fenn te loolu dama ciy jéggalu baax ndax waruma ndax yéen ñëpp ma bëgg sagar dellool ma njukkal ñëpp ñu jóge Wakhinane su ngeen ma xataloon jóge naa fa bu yàgg yéen ñëpp ma yaatal da ngeen ma yaatal ci quartier boobu moo tax ma toog fa bay am yu résultat su ngeen ma xataloon ma dem projet woon projet bi jeex ma yërëm xale yi pour def continuation voilà. de passage maa ngi nuyu projet yi fi toog yi may liggéey les ONG Concept ak Secours Islamique France ñoom dem nañ def nañ ba dem ñëw nañ def seen présence ba dem Concept monsieur Ndiaye Abdourahmane moom la coordinateur Concept yabal mooy liggéey ñoom dans la commune d'arrondissement des Parcelles Assainies sur les renforcements de capacité des femmes. Voilà maa ngi leen di gërëm yéen tamit ñu ngi bëgg a yàgg presque 10 ans te lu ma xewle ngeen ñëw projet Concept. di gërëm aussi sama assistante yi may jàppale ci centre bi parce que toogu ma je suis formatrice léeg-léeg ma génn dem bu ma ñëwee du ma fekk dara lu ma naqari maa ngi leen di gërëm di leen ñaanal yàlla dooleel ñu ba ñu motiver leen. di gërëm sama doom yi sama njaboot yi njaboot madame Ndiaye ancienne yi sax ñëwoon bu ñu ñëwoon fii du baax. li ma njëkk a formé dañu def groupe boo xam ne ñu ngi ko tuddee njabootu madame Ndiaye donc yéen dama leen di ñaanal réussite totale ñi génn seen embauchement mel ni bal te ñu ngi ci sax na
ñu ngi ci bu ñu defee concours culinaire am na lu tax voilà. di gërëm les maisons partenaires ma dellu si waat ci parce que ñooñu dañu am solo xale bu génn ñu jël la yóbbu la ci restaurant yi di la fay salaire donc Fatick yebal na kenn léegi aw Guèye toogul nee na dafa war a dem resto ba di ko gërëm di ko sant di ñaanal élèves yi di ñaanal seen waajur yi yàlla doole leen ba ñu mën a jàppale xale yi. du ma fàtte fii ñu taxaw nag CDEPS Guédiawaye bi nga xam ne dafa mel ni maa ko moom parce que fii formation booy def fii laa koy defee ay partenaires lañ ak CDEPS bi ñoom ñoo ñuy financer des formations en informatique. je pense que école 23 du ñu wax bàyyi ko parce que ñoo ñu logé ci biir école bi jox ñu ay locaux ñu nekk ci bu doon ñoom du baax kon bu ñaaw ah bu ma fàttee nag ngeen jëkkal ma sëñ Bass ci yow laay tere sëñ Bass maa ngi lay ziar bu baax a baax Mbacke Balla sëñ Aydara Mbacke moo ma booleeg yow tey sëñ Aydara teewul waaye terewul nga teewu sëñ Bass nit ku oyof la nit ku lewet la gis naa teew muy jooy sànq muy fompera ngoñom xol bi dafa oyof sëñ Cheikh Oumy dañ ko yëgal rek mu taw ñëw donc ñii kenn mënu leen fay donc maa ngi gërëm ñëpp sama mbokk yi fi teew amatu lu ma wax say borom kër toog say mbokk toog ñi nga xam ne ñëpp ñoom la ñuy tarbiyu ñu déplacé ndax yow ah say élèves toog lay waxati sa njaboot toog lan ngay waxati aw ma dara lu may maa ngi clôturer foofu di ñaanal ñëpp a jàpp. dafa daan fekk kër gi ma dëkkoon à 0 mètre ci étage bi famille Saraxule yi fa laa dëkkoon ci kaw dimanche yi tey Pape dafa ma daan fekk ba foofu di ma jël di waxtaan ak man comme moromam maire bi am na doom boo xam ne Cheikh sama kër daaw fa jógee moo xam ne tamit waxi nopp donc vraiment maire Tabara yow tamit loo seedeel nit ñi tamit noonu nga mel. sëñ Fallou waa Kounir ak waa resto ñoom ñoo ko doon jox si delloo njukkal mënuñu ko fay nag waaye def nañ li nga xam ne moom lañ tolloon ci suñu doole di ko remercier bu baax a baax di kontaan ci moom di ko sargal di ko wax ni jabalan ba la voilà donc xew li ngeen gis ni lii waa centre bi de couture bi maanaam l' association des élèves de l' école du centre social ñoom ñoo ko jox ko kat donc yal na doon jiglaayam yal na ngeen Dewul Ndiir Mariama Balde Fatmata Ali Ba ñoom la ñu njëkk a jox parce que ñoom ñoo réussir au CAP xam ngeen CAP diplôme la boo xam ne bu am solo la bu am solo la bu am solo loolu ci élève ndax c'est des diplômes qui sont reconnus quoi par l'État léegi sëñ Bass bu kenn soxla nañ la fii ñu ngi jégalu ndax nga mën a jox xale yi seen lijaasa incha allah. Fatmata Ali Ba Fatmata Ali Ba qui est la première. Fatmata, je rappelle, c'est la première de la classe. Fatmata, donc il faut l'applaudir. Il y a Fatoumata Ali Ba, c'est toi. Hein? Ensuite, il y a Dor Ndir. Dor Ndir. xaaral waaw baax na waaw xaaral baax na
yoon def deuxième service yi gaaw daggal leen añ présenter les plats dawul présenter